bu baax a baax di la dalalaat ba tey ci biir plateau bi sànq yaa ngi doon wax problème yi nga xamante ne bii moo nekk ci biir milieu presse bi ba ciy tudd ñi nga xamante ne dañoo jàpp ni dañ leen a corrompre est-ce que nekkul ni que en réalité ñi nga xamante ni ñoom ñooy des journalistes des vrais ñoom ñoo xaw a mel ni ñu retiré wu ci milieu bi ndax sànq wax nga ko da nga ñëwoon Sénégal pour def sa métier mais gis nga ni affaire yi ni mu demee neexu la ba tax nga delluwaat est-ce que nekkul ni justement ñi nga xamante ni ñooy journalistes ñoom ñoo retiré wu ba tax mbir yi àgg fii tey. waaw maa ngi lay remercier di la remercier ci question bi ni mel man en ce qui me concerne dama jël recul parce que jamono ji nañ ko wax. da ngay liggéey Sénégal non seulement salaire bi du demee noonu xam naa du ñëpp nag mais man loolu laa fa bàyyi salaire bi du demee noonu coow li topp la et puis voilà man jaralatuma ko donc je préfère man ma jël le temps xool ba xam ne dinaa am sama yëfu bopp voilà donc ci loolu laa ne mais am na ñu bëri ñoo xam ne c'est des professionnels de l'information wax naa leen ko am na ñu ma ci doon waxal ay kàngam dañoo toog ci seen coin parce que mbir mi il y a le culte de la médiocrité te loolu aussi yenn patron de presse yi seen responsabilité la tey bu fekkee ne ñun ñi nga xam ne dañoo dem jàngi tarbiyu ko ñun dañuy jël dañuy néewal doole wala duñu la fay sa àq wala di jël il y a trop de choses yoo xamante ne mooy loolu donc du la ko jaralati ñenn ñi culte médiocrité boobu moo tax ba ñoom ñu banque seeni loxo ak lii xew léegi soo waxee nga def sa benn article wala nga wax ci benn information comme l'affaire Adji Sarr ñu uñi sa sutura ne dañuy taal sa kër gars yi fi nekk dañoo toog seen coin toog croiser les bras loolu rek a am culte de la médiocrité à cause de certains patrons de presse yi nga xam ne joxatuñu suñu cër ñi jógee ñi jàng école ñi nga xam ne dañoo xeex ba yegg si ba am li ñu am ba xam li ñu xam ñu tegee leen de côté jël nag ñoo xamante ne sax ay simple auditeurs lañu woon par exemple ñëw teg leen ca kaw duñu leen fay dara ñoom nañu feeñ télé rek wala nañu di dégg ci rajo bi nañu am tur waaw ñun nag ñu bàyyi leen ko ñun utatuñu bër utatuñu tur da ngay liggéey parce que lii sa métier la moom nga xam da nga koy def ci sa àqulaay taalaa man munu kenn amul man pour di ma jënd pour lii wala pour dépasser naa ko bëri naa ci ay morom donc yéen ñi du la ko jaral moo tax ma dugg ci réseaux sociaux yi 2016 ba may dugg ci réseaux sociaux yi mais télé yu bari fii gars yu bari fii di ree moom mujjee na ci réseaux sociaux yi tey ji télévision yu bari nga def seen Facebook live pourtant ñu am seen télévision donc nañu gëm suñu bopp ku ci ne na nga gëm sa bopp jamono ji loolay wax ji mais nag milieu bi dafa commencé yàqu y a trop de culte de la médiocrité te la ci rax tam dafa bari nañ ko wax te dee corruption bi bu fekkee justement noonu ngay réagir face ak situation boobu est-ce que kon dina yey ci yow ngay fustiger ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci milieu ba tey mais man toute seule je ne peux pas je me suis battue toute ma vie ci loolu man ba ma nekkee Walfadjri par exemple tey bu ma amee benn sister wala ay ñu nga xamante ne gis naa ne kii kat am na potentiel par exemple jigéen la ñu bëri xamoon nañ ma ko je te prends sous mon aile dina jàppale pour que nga mën a parce que c'est pas facile pour nous aussi les femmes c'est pas facile milieu bi je me suis toujours battue dans l'ombre avant ngeen ñu xam ay réseaux sociaux wala leneen ak leneen toute seule mënuma dem toute seule ma jox la benn exemple du ma wax ban télévision la mosoon nañu am benn télévision bu siiw émission yu siiw mais jamono yooyu bu ñu la waxoon ne la jamono boobu ay 100 000 francs lañ ñuy fay doo ko gëm yaa nga war a fay sa loi 150 000 nga ñu la fay 100 000 francs doo ko gëm ñu toogoon animateurs yeeg gars yi ñëpp ñu dajaloo ne ñun nag foog ñu kaas suñuy droit patron bi toog ba ñu waxee la ñuy wax ba pare ba patron bi toog ñëpp a dem ñëpp a waaf bàyyi ma man kese may xuloo patron bi donc y a le manque de solidarité suñu biir déjà man kese mënuma xeex lépp j'ai reçu trop de coups nañu manquoo suñu biir qu'on soit solidaire politiciens yeeg gars yi ñëpp respecté ñu suñu patron yi aussi respecté ñu loolu mooy wax ji mais man toute seule man mënuma je ne peux pas tout faire toute seule mais j'observe et quand on me demande mon avis je donne mon avis voilà donc c'est parce qu'on m'a demandé mon avis que je donne mon avis sur la question donc voilà j'ai trop donné sister j'ai trop donné. merci beaucoup Maty dama lay jox Didier Bara bu ñuul moom xam naa ñàkkul amit am na laaj par rapport ak loolu. wala pratiquement dama koy encourager aussi parce que nekk na koo xam ne ñun bi ñuy nekk xale lañ ko doon seetaan
jusqu'à ce que mu yegg si fii nii ba léegi ñu ngi continuer di ko suivre aussi mooy li nga xam ne moo di li muy incarné ci jigéen c'est pas facile aussi tamit fa nga nekkoon démb ba tey nga nekk fa te loolu li la koy mooy dëggu constance bi nekk ci moom loolu la ñuy saluer di ko wax du courage ak menaces yi nga xam ne yëpp yoo lay jot ces temps-ci parce que ñu ngi suivre lépp ne lu dul yàlla neen la quoi di la encourager di la wax jaajëf yàlla baax na. merci jërëjëf kontaan naa sëb la baax na. mais j'en profite parce que ñoom Baara ak ñoom Mouhamed boo leen toppee nii dañ lay yóbbu retraite de lu ñu wax ñu ne biñ nekkee xale nañ lay seetaan bëgg laa toj est-ce que doo bañ tamit. ba ci yàgg na de. foofu laa bëggoon mais nag gars yi nag man nag du ma meer nag bu la fa def meer yéen wax dëgg non yàlla da nga teel a dugg da nga teel a bëri. dama teel a dugg nag ba ma amee 20 ans laa toolu commencé nag xam nga di raam. waaw dëgg la macha allah non mais li ma bëggoon a wax sànq par rapport ak ci menaces yeeg yooyu loolu sax dama ciy joxañaale baaraamu tuuma ñoom Karim souvent ñi nekk contre le pouvoir boo laajee lu ñuy xeex souvent dañ naan la àq ak yelleefu doomu aadama seen fameux terme yooyu rek slogan yooyu ay démocratie la ñuy bañ mu naax saay yooyu la ñuy wax alors que ñoom seen bopp ils sont pas des démocrates parce que moo waral menaces yi ngay jot Mohamed Diallo da koy jot fii ci plateau ak ay saaga ndey man dama koy jot ñoom waa opposition bi soo d'accordul ak ñoom wala nga invité ku d'accordul ak ñoom rek yow tu es corrompu ñoom ñooy commencé saaga ndey est-ce que tiitaange gi nag du ñoom bés bu ñu yore réew mi musiba naaru laay duñ dal parce que ñoom yoraguñu ñoo gën a anti démocrate ñi yoon ma ne wax nga lépp yow daal fu mu nekk nii xoolal sama xol bi wax nga lépp. ma la laaj de waxuma de saagay bu ma ko transféré. non dama ne fi nga waxee nii ni par exemple démocratie manque de c'est-à-dire ils sont pas démocrates ñenn ñi ci opposition bi c'est-à-dire boo invité ku leen arrangé wala ku ànd ak ñoom mais ñu kontaan di la tàccu tey boo jëlee beneen côté ba ñoo xamante ne ànduñu ak ñoom wala c'est des adversaires politiques mais ñu mel ni mosuñu laa xam mosoo def dara lu baax ñu lay saaga. guddi ak bëccëg c'est-à-dire que loo xam ne man tey jii waa APR yi ma doon menacé ci jamonoy élection ya ba ñu paree élection présidentielle lañ ma fàtte teg ma nele mais ñii jëlaguñu pouvoir ñu commencé jël suñu mais ce que je vis yéen mënu leen comprendre su ma leen wonoon message yi ak comment c'est violent ba jox leen exemple Maïmouna Ndour Faye mais Maïmouna Ndour Faye ñaata yoon la fi jël des cadres de Pastef gars yi kontaan applaudir ko mu jël fi Mame Mbaye Niang au lieu ñu wax ci Mame Mbaye Niang li mu wax accusation yi maanaam àlli kalaje bi déedéet dañuy bàyyi Mame Mbaye Niang dem nag tiire ci Maïmouna Ndour Faye génne ay dossiers pour la détruire pour salir deram en tant que journaliste tout simplement pour nous mettre la pression en fait c'est une façon de nous mettre la pression mooy am na ñoo xam ne ñoom bëgguñu ñu invité leen donc c'est une pression qu'on nous met ñun la presse te waruñu ko nangu donc ñoo xam ne yéen jëlagu leen nguur amagu leen armée amagu leen police ni justice ni rien yéen a ngi wax ne Macky Sall mooy dictateur mais yéen jamono li ngeen def c'est daal dictature c'est de la pure dictature je suis désolée léegi nag ñëpp wax ñëpp noppi nag ñëpp ragal man nag fu mu nekk nee naa leen jaay naa leen sama bakkan bi de instant bi am na ñoo xam ne dama yónnee message ne leen xoolal bu ñu paree confinement rek fu ngeen bëgg rek man ma ñëw man moom je suis haute comme trois pommes boo ma soufflé sax ma daanu mais man ñëw rek jaay leen sama bakkan benn yoon daf ne dañoo sonn bàyyi leen waaf bi génn leen ngeen def seen liggéey suñu liggéey la nañ ko def ci dëgg nañ ko def ci honnêteté nañ ko def ci rigueur bu ñu tëddee ñu am conscience tranquille mais bu ñu nangu kenn ku ñu xokkatal je suis désolé Karim wax dëgg neex yàlla sa gars yi nga àndal foog nga yedd leen non man bëgg naa mu tontu si parce que laaj bi aussi moom yéen ñaar laa ko boole bien sûr donc man li may wax Mati mooy ça man je me pose la question ñan la au fait c'est-à-dire est-ce que mën nga jël benn responsable parti politique mën ko identifier loolu étiquetal ko ne moom la quoi c'est que man loolu laay wax parce que man damay wax ne réseaux sociaux mbedd la mënoo mbedd lépp moo fa am tey lii xew mënoo ko responsabilité mënoo ne Ousmane Sonko la mënoo ni responsable Pastef la mënoo responsable PDS ñoo lay saaga wala xaaral ma yeggal rek c'est-à-dire man sama problème loolu kese la quoi man dama wax ni man mënuma comprendre nga jël benn ay nit yu nekk ci internet ay commentaires quoi ay nit yoo xam ni
bon dañu peut-être dañu am benn parti bu ñu far nga bëgg jël ñoom seen conneries yi ñuy def nga bëgg ko féetale seen leader wala parti boo xam ne dafa structuré. mais Ousmane Sonko du ko ñaawlu suffisamment. non attends dafa ndànk man. je néew suis pas man gis nga nga mais est-ce que nekkul loolu tamit parce que bu ko dul ñaawlu suffisamment. day niroog leneen. xaaral ma ñëw xaaral ma. même bu nekkee yenn saa yi nu génn Pastef mais Ousmane Sonko en personne bu génnee def une déclaration publique. comme ni mu ko defee woon mais est-ce que mais attends comme ni mu ko defee woon bi ñuy saaga bi ñuy wax ñu ñaaw si sëriñ bi. waaw xaaral ma ñëw génnoon def déclaration bu mel noonu bi mu demee Touba. loolu di ko réitérer dina baax. non xam nga lu am solo mooy il faut ñu comprendre ni man mën naa nekk koo xam dama contre Ousmane Sonko. créer faux benn compte profil def ci Ousmane Sonko def faux profil mais taxaw di saaga Mati wala mooy saaga sëriñ bi. parce que c'est de bonne guerre. mais ñoom sax non mais yéen fa ngeen bàyyi ma daaneel aussi. waaw ñoom sax du lay tamit parce que loolu lay la tamit la may wax non ban lay ñoo jiitu ci comportement boobu moo tax ni bu keneen defee loolu tam dañuy yaakaar ni ñoom la rek. mais Karim même récemment sax waa Pastef génne nañ benn liste wax nangami faux compte ñoom identifié ne ko ñoo xam ne dañu bëggoo Pastef di saaga. ok man gis nga man bokkuma Pastef man nitu dëgg valeur laa bokk activiste laa bokkuma benn parti politique. damay wax loolu dama bëgg mu leer Sénégal yi xam ko quoi man ànduma kenn Sénégal laa àndal principe ak idéologie yi ma gëm ku ko topp loolu yoo lay àndal ku ko topp gëwma la ku ko wàcc respect du ma la sax respect sax du ma la ko jox dama ni man damay wax rek man yi damay bañ man ñu juwaatle maanaam ñu juwaatle juum bi mooy mën naa nekk noonu Pastef ma jël profil Ousmane Sonko ma ciy saaga sëriñ si wala ma ciy saaga Mati wala ma ciy def naka sulu noonu loolu internet la quoi kan mooy mën a juger ay nit ci internet ci ay réseaux sociaux. mais est-ce qu'il n'est pas temps que Ousmane loolu laa Sonko wax génn léegi tamit est-ce que Ousmane xaaral wax man ci est-ce loolu que Ousmane Sonko mën na jamono bu ne mu génn war a tontu ay nit yi saaga internet ñoo xam ne xamu leen mu ne chaque instant day wax ak ñoom est-ce que mën na ko. d'accord léegi attention est-ce que mën na loolu. waaw est-ce que kilifa mën na loolu kilifa dina mën loolu. léegi dafa am lu ma bëgg a dugal ci biir wax ji xam nga tamit mënoo leen tere nit ñi féetale leen ci Ousmane Sonko parce que nit ñi nekkuñu fi tamit di jël outil wala appareil chaque jour di xool ndax faux compte la wala vrai compte la. dëgg la parce que bu fekkee su ma waxalee Karim lu baax ñoom baara duñ ma saaga mais su ma waxee Karim lu ma xam ci moom te mu nekk lu arrangé wul Karim ñoom baara saaga ma dama naan gaayu Karim yi ñoo may saaga. est-ce que ñoom baara ñoo lay saaga. non c'est ça le problème. j'ai donné un exemple même bu fekkee baara compte fictif la mais ba mu may saaga parce que lu neexul Karim laa wax moo tax mu saaga ma ba ma waxee lu neex Karim saagaw ma donc gaayu Karim yi ñoo may saaga du ma nekk fi di chercher de midi à 14h naan faux compte la ak vrai compte la mais damaa wax lu neexul Karim moo tax mu saaga ma waaw léegi donc kon kooku ku faral Karim laa ko mën a féetale mënu ma ko féetale keneen nan la ñuy structurer parti nan lay demee parti politique surtout vu ak ces réseaux sociaux yi ni mu demee nii waaw non nan la nit di nekkee membre parti politique nan la si bokkee nan la koy représenter ci réseaux dafa am fu sociaux ma bëgg est-ce que dafa am ay link yu ci nekk est-ce que nit c'est-à-dire dama bëgg ñu xam ne maanaam Facebook daal la mu yàqu la waaw léegi dafa am fu ma bëgg a daanele laataa ñuy jox Mati mu réagir ci loolu xam nga Karim beneen aspect bi tamit buñ ko waxee te yàlla tax mooy ne lii ba mu fi xewee yàggul parti politique yi yàgg nañ fi nekk di xeexoo seen biir di xiiroo seen biir réseaux sociaux yàggul di xeexoo seen biir non réseaux sociaux mu ngi fi woon 2007 mu ngi fi woon 2011 mu ngi fi woon leneen ak leneen maintenant ñun yàgg nañ fekkee journalistes yi am taxawaay bu nu mel ci Abdou Diouf ci Abdoulaye Wade ci ñeneen ak ñeneen même bu réseaux sociaux amul woon ay moyens de dem fekk nit ñi seen i kër menacer leen amoon na mais jamono jii ni ñuy menacer journalistes yi venant ci ñoo xamante ne nii ci kujje gi la ñu nekk nañ ko wax te dee Mati mooma jiitu ci métier bi musul am Sénégal man leen laa bëgg xam leen laay wax à chaque fois te yàgg naa ko wax te boo demee samay live nga gis ko man dama yàgg wax ni dañu war a respecter journalistes yi dama ko yàgg wax dama xam Mati li muy sonne quoi li muy daj waxuma ko parce que moom xam na li may wax. non c'est que damay bañ Mati gën a yàgg ci ligne bi non yow ci nga bokk xam nga yow dama laa interpellé. non c'est que dama yow doo compte fictif yaa ngi nii moment bi dafa am solo yow ci nga bokk yow journaliste yi tàmm nga tamit des fois di jën di leen xarab di leen menacer parce que d'accord ñoo mais Mohamed da nga may déglu ma wax quoi. allez-y li ñuy waxal Mati li ñuy wax ni di dal ci kaw Mati ñuy dal ci kawam ci côté loolu ci ñëpp la ci Sénégal yëpp la Sénégalais moom mel noonu en fait xam nga man lan moo ma dal bi Bougane Gueye Dany jëlee policier bi mu jël noonu jox ko defal ko CDI waaw CDI waaw ma génn def sama live ne policier boobu mu joxal CDI vigile bi nekk buntu Sen TV amul ba léegi amul CDI amul dara kenn xamul lu ñu fay ko ñaata la journaliste yi foofu yoruñu dara dañ ma invité bu an ngay daan ma kenn invité ci télé bi te moom nee na dafa bëgg nekk président Sénégal xaaral ma wax la beneen d'accord xam nga lan moo ma dal Walfadjri bi Salma Ibrahima Fall bi ko journaliste bi nga xam dafa def people Youssou Ndour après ñu ne non na jégalu Youssou Ndour mu bañ ma def live génn ne pour lan muy jégalu Youssou Ndour liggéeyam la def ñëpp la ñuy people ñu def ma ñu invité ma kii nu mu tudd émission balance Pape Ndiaye def affiche ba pare Moustapha Diop ne ko dindi ko bul invité Karim
xam nga lan la ma même mënoon dur te fay xam nga lan la ma def c'est-à-dire loolu c'est partout c'est le Sénégalais qui est comme ça au fait Sénégalais moo bëggul dëgg bëggul ko koy wax dëgg xam nga c'est-à-dire ñoom ñëpp la koo ci joxoon pouvoir bi même chose lay def Sénégalais moo mel noonu ay défaut la peut-être yu nekk ci waa Pastef xëy na dëgg la mais noonu la nekkee ci ñëpp xam nga même mënoon dur fay lu ma def xam nga waa kii li ñu ma def waa lu ñu tudd 7TV xam nga lu ñu ma def ma wax ko fii xam na lañu ma def dañ may yàpp bu toll ñëw ba sama kër enregistré ma émission enregistré perdre ma sama temps enregistré seen émission 1 heure de temps 2 heures de temps pare ñu ne dañoo ndawal bande-annonce mais mënoon dur fay woo ma téléphone fii laa koy waxee si média bi ma woowee téléphone ne ma dama mais Karim Sava man dama dégg ñu ne xam nga da nga ne man dañ doon waaj a dawal sa bande-annonce ci télé bi ma gis ko am si kii bi ne ci relation ñu wax ne non bu mu jàll parce que Karim da la doon critiquer yow may mun a ma ne ko fan laa la critiquer mu ne non dañ nga xam nga da nga ne man da corrompu la ma ne ko dañ la ko wax si live man ko doo balaa nga may woo doo dem nga xool live yaa ngi fi ñu wax expliquer ma gis ni tam man dama mosoo wax ni c'est une femme que je respecte parce que man jigéen ñoom mati yi ay Maimouna Ndour Faye c'est que ñooñu ay jigéen dañoo war a jàppale quoi parce que ay jàmbaar lañ loolu laa mos a gëm loolu laa mos a wax mais moo wax ni mais man am naa droit ne mënuma comprendre Maimouna Ndour Faye invité Bassirou Diomaye Faye ne ko jàpp nañ Karim Wade dëkk bi tàkkul jàpp nañ Khalifa Sall dëkk bi tàkkul bu ñu jàpp Ousmane Sonko lu tax dëkk bi di tàkk ok ñu jàpp Ousmane Sonko dëkk bi tàkk mu invité capitaine Dièye ne ay force occulte la ay terroriste la mais ñu nangu ko ñoom ñaar bay jooy loolu de la c'est la bi mais est-ce que nekko c'est pas est-ce que ma waxoon ñu ne li ngay def est-ce que xam ni du manière teg pression journaliste yi ci ñu kan mooy teg pression nag lan mooy mais li nga wax ni ne lu tax Maimouna Ndour Faye di def lii te muy journaliste dama non mais am naa droit poser question man dama poser question man activiste dama poser juste question man je la respecte beaucoup te ba léegi dama ko respecté ah man xam nga ba léegi dama bëgg wax dama bëgg mu leer dama bëgg xam nga tax ma indi wax bi dafa wax mooy indi wax dama ni c'est-à-dire Maty li muy dund ñoom ñëpp du moom kese mu ngi koy dund li ñuy féetale Pastef moo nekk ci pouvoir bi ci nit loolu problème mu Sénégalais la au fait bëgguñu ay critique dañuy woote ay démocratie ay kii meluñu noonu Sénégalais moo mel noonu loolu laa bëgg wax tey émission boobu ñu ma enregistré noonu teguñu ko ba tey Sen TV invité tuñu ma quoi parce que dama critiqué Bougane Walfadjri invité tuñu ma parce que dama critiqué seen loolu mooy Sénégalais au fait mais censure yàgg na fi ah. non censure lan mooy censure bi au fait loolu du censure censure la ka. la média kan moo censure lan la explique ma censure bi fan lay aju. non mais dama bëggoon ne censure yàgg na fi. émission suba suba xam nga par exemple dal na Bouba Ndour bi mu demee def émission. daw ba ñàkk ñëw ba léegi jàll. te boobu émission wu ay tàggat yaram rek la ah. ñëw def loolu fi kii loolu. TFM musuñu ma invité benn yoon la ñu mës a invité te man je comprends parce que xam ne ñoom dañoo jéng ba mu leer amul problème man je comprends quoi. musu am na plateau xam musu ma toog mais dama la wax ne tey li ñuy jiñ Maty nii li muy dund nii. tey bu fekkee ni waa Pastef ñoo koy def mais ñu ngi nekk ci loo xam du dëgg mais man xam nga laay bañ man bugguma tooñ waa Pastef parce que mënu ma justifier loolu ni ñoom la foofu rek laa ko teg mais je suis avec Maty ci loolu man chaque jour ma def defaan ko ne ko journaliste nga sa liggéey rek ngay def man gisuma lu ñu la war a tiñalee mais loolu na xam ni moo dal télé yi moo dal rajo yi nekk ci Macky Sall moo nekk c'est problème mu Sénégalais yi la dañu sérieux wul au fait dañu sérieux dañuy yoot rek ñoom ñëpp a yem Sénégalais moo dëgguwul quoi taxaw wax li nekk ci moom ñu Maty problème boobu la am. waaw d'accord mu sonn léegi Maty réaction par rapport ak li nga fi dégg yëpp ci débat bi. En fait Abdou Karim Gueye li muy wax en fait nekkul je pense que les derniers développements daf ko échappé man ñi ma menacé waa Pastef lañu ci boppam ci biir diaspora bi y a les gars de Pastef et des sympathisants de Pastef avec l'aval déglu leen ma bu baax parce que man xam naa man maa koy dund te dama ci gëstu avec des responsables de Pastef en France comme bu joxe benn exemple des responsables de Pastef États-Unis ñoo nekk ci ginnaaw booy yi ñi may menacé ay nit lañu ak seeni nopp dañoo def seeni live def seeni vidéo ne fang di menacé Maty Trois Pommes ne ko dinañ la génnee réseaux sociaux yi te yow di nga décédé ñoo ma menacé nii vidéo live laa lay expliquer ñun ay faux compte taxu ñoo jóg faux compte ay di la saaga loolu jamonoy élection présidentielle la ñoom waa Pastef ñoo ma ko wax ñu ne ma Maty dafa attention dañoo rax dañuy jël photo Ousmane Sonko di la saaga ma bàyyi teg de côté est-ce que xam ngeen benn mbir ci waa lu grave laa leen di expliquer te loo xam ne man maa koy dund responsable Pastef yi nekk Sénégal am na ci ñoo xam ne am nañ faux profil ba jamono neexee ñoo ma ko doon wax seeni faux profil kon bu fi kenn jóg naan affaire de faux profil di ko xëpp waa APR na gars yi li may wax ne du pour Karim dama ne waa Pastef na ngeen assumer ay responsable Pastef ba jamono doon neex ma nekk seen héros ñoom dañ ma doon jox seen faux profil wax ja leer na ñamay menacé dañoo def seeni live
te am na ci ñi nga xam ne ay membre Pastef lañu ñoom bu ñuy def live def seen plateforme ay responsable Pastef day dugg ci seen live ñu xam leen bu baax nag kon nag Ousmane Sonko xam na li xew te man xam naa ne Ousmane Sonko yëg na ko te dama defoon na nag jox respect Ousmane Sonko xam na ko ñoom El Malick yëg nañ li xew ma dolli si leen ni leen am na ci koo xamante ne ni da doon def live di wax ci sëriñ si mbir mi ci Sëriñ Touba mbir mi xaw a jéggi dayo ñu def communiqué ba ñu amee problème ak Baba Aïdara mu bëgg a jóg ci Baba Aïdara commencé di wax ci Baba Aïdara ci saasi la ko benn responsable Pastef woo mu arrêté ci saasi ñoom xam nañu nu mu demee kon bu fi kenn ñëw di wax ay waxu faux profil ay nit lañu ak seeni nopp te nekk en contact direct ak des responsables de Pastef man nag nee nañu dinañ ma fexeel sama famille lu ma dal nag ci fii laa ko waxee Sénégal wax naa ko sama laaj lu ma dal j'accuse Ousmane Sonko et le Pastef parce que man xam naa li may dund. merci beaucoup Maty bu fekkee Diallo gars yi ku am question par rapport ak Maty ak ci thème bi ñu nekk xam naa nag aji moom dina ma mere mais garaaw. mais est-ce que waa Synpics parce que aussi journaliste sénégalaise la même bu nekk yaa ngi France est-ce que saisir nga waa Synpics ñoom nga xam te ni lépp lu dal journaliste dañ siy taxaw pour ñoom tamit ñu mën a taxaw si mbir mi. saisir naa waa Synpics te xam naa ne dinañ réagir ma ne journaliste français yi seen bopp contacté nañ ma te ñoom it dinañ réagir syndicat wu journaliste yi nekk fii en France ndax affaire bi du affaire bu ndaw man maa ne tekk rek bàyyi plainte bi waxuma ak yeneen yoo xamante ne fii ci France ñu ngi koy lijjanti waaw. d'accord man li ma bëggoon a waxaat rek léegi bu lii lépp amee ci réew lan moo war a nekk nag taxawaayu journaliste bi lan moo nekk aussi ëllëgu métier bi parce que bu ñu demee ba kenn sañatu la wax wala kenn sañatu la wax librement parce que am na ñoo xam ne ñu ngi wax sànq yaa ngi ko doon wax mais boo gisee sax ñu jeng kenn joxu leen dara mais seen ëllëg parce que dañ fay am famille wala dañ fay am kër wala dañoo am njaboot amatuñu fitu wax parce que seen ëllëg amatuñu benn garantie ci wax yenn yi nan nga gisee nag taxawaay bi ñu war a am nag ñun ñëpp dans l'ensemble. waaw nga may ma juste rek ma jeexal ci côté boobu balaa may tontu ci sa question mooy defe naa sénégalais yu bëri de bonne foi xam nañ ne man faruma fenn mais jox leen dernier exemple mooy daloon na ma fii ak waa réew mi les jeunes de réew mi mais ba ñu tàmbali def li ni mel le ministre Yankhoba Diattara jamono yooyu ba mu ko yëgee moo ko saafara daf leen woo ne leen kii lay def liggéeyam dindi leen lépp ñu woo ma jéggalu ma arrêté mbir mi kon nag tey waa Pastef ak responsable Pastef man xam naa xëy ne xam nañ li xew kon ñoom ñoo war a wax ci mbir mi addu ci mbir mi arrêté donc pour répondre ci sa question moom mooy lu ñu war a def mooy qu'on soit solidaire ñun mën nañu am ay problème ci suñu biir mais le linge sale se lave en famille tey bu lu mel ni bu amee mu laal Maty wala laal Maïmouna Ndour Faye wala laal sama frère Diallo wala yéen waa Seneweb ñu ñëpp ñoo war a jóg taxaw ñun dañu war a solidaire ñun on a que notre métier ñun bu ñu duggee ci métier bi du pour am ay millions ndax métier bi du joxe ay millions passion moo tax ñu dugg ci métier bi dañuy joxe lépp lu ne nga ciy dégg lu ne nga ciy dund mais da ngay dem ak passion kon nañu jàppalante suñu biir qu'on soit solidaire te bu ñu bàyyi aussi politique yàq ñu ñun suñu biir yàq suñu métier tamit ndax politique tamit mu ngi bëgg a yàq société sénégalaise fii ni diaspora bi politique moo tax mënuñu fexe ba ànd loolu lu ñu fi taxawal pour que état bu Sénégal respecté ñu mën a kaas suñu droit day yàqu ndax kii a ngi Pastef kii a ngi APR lépp yàqu politique mi dafa war a defar mais politique mu ñuy diviser kon nag man lu may ñaan sama appel mooy ñun presse bi qu'on soit solidaire loolu lay ñaan. mais est-ce que loolu aussi mën na nekk parce que sànq maa ngi ko bëggoon a wax boo seetloo tamit coow li muy bari presse bi aussi mooy responsable parce que bu ñu demee ba presse bu nekk nag léegi am sa drapeau bu bopp am foo far bi maanaa wala patron presse bi mooy am fu mu far ay journaliste ya mu jël ca biir kër ga bëgg lu ko neex moo tax ñuy ànd ak moom ca couleur ba mu àndal est-ce que du problème bi sax nag finalement ñun ñoo indil suñu bopp problème. et puis il y a des professionnels de l'info am na ñoo xamante ne woo naa leen du ma tudd seen tur dama leen woo ni leen waa mais am na organe de presse yoo xam ne dañoo fës ba mu ëpp dañoo faral ay benn parti wala ay parti ba mu ëpp te sénégalais yaa ngi koy gis te vraiment c'est gênant mais gars yi c'est comme un sujet tabou en fait c'est-à-dire que on n'ose pas se prononcer sur certaines choses te loolu aussi day yàq parce que Sénégal boo waxee rek dëgg comme lu Karim wax nga yokk say noonu te pourtant dañu war a am pour waxante dëgg moo tax ma ne le linge sale se lave en famille tey bu fekkoon tey Synpics wala ku mel ni correct mais ñu convoqué organe de presse boobu seeni patron wala yenn journalistes yi wala yenn chroniqueurs yi ñu waxante dëgg parce que lii mënul continuer
organe de presse nga far carrément ba mu fës nii carrément sans gêne on va où? Je suis désolée gars yi maa ngi wax ak xol mais je suis désolée. Karim Non, par juste rapport ak patron de presse yi seen féete et tout. c'est-à-dire non mooy li ma la wax rek c'est-à-dire mooy li ma loolu problème mu Sénégalais la au fait Sénégal problème mu nit la am balaa mooy dugg si loolu may wax Mati pour waxoon ni ko c'est-à-dire bu fekkee ni wax Pastef ñoo koy def loolu yàgg naa ko wax ni ko yàgg naa wax si dafa ay live ne nañ bàyyi jàmbur journaliste day liggéey système la boo xam ne ñoom joxuñ ko 1 franc benn Sénégalais fekk ko fu mu nekk di ko jàppale muy reyante di ni kenn xamul kenn condition lay dundee xam te boobu léegi mi ngi def di informer te di def ay live te loolu te nekk professionnel ak aay moo tax macha allah mu demee nii ba tey nii sinon kon Mati wax dëgg yàlla amul lenn loo xam mën na ko téye talent rek moo ko téye ba tey mën ni muy def rek donc man je pense que ñoom bu ñu ko jàppalewul waruñu ko sonal quoi wax dëgg yàlla damay ñaan bu fekkee ni loolu moo am bu fekkee ni maanaam dafa am problème ak waa Pastef wala dafa am problème ak ñoo xam peut-être ay militants lañ wala reefa may ñaan Ousmane Sonko bu fekkee jot na ci ñu wax ko fii ci média bi na ci def appel ñu bàyyi journalistes yi ñu respecté leen parce que journalistes seen rôle rek la ñuy def seen liggéey rek la ñuy def faruñu fenn waaw te Mati Trois Pommes aussi ñoom ñu jox ko cër bu fekkee ni ñoom ñoo ko def may ñaan Ousmane Sonko mu def ci sorti wax ni waa Pastef nañ respecté journalistes yi jox leen seen cër télé média moo xam réseaux sociaux yi moo xam whatever moo xam live Facebook mu ñoom Mati ñoom ñëpp journalistes yëpp am nañ droit invité ku leen neex mu toog seen plateforme yi exprimer wu wax parce que ñoom askan wi lañ fi nekkal ñëpp lañ fi nekkal faruñu fenn donc loolu message ma bëgg wax si loolu léegi ku lu jëm ci kii nga patron de presse patron de presse sama lay wax fii Sénégal fii nii ah Sénégal fii nii ku wax dëgg am ay noonu moo tax man gëm naa ne du ma jug ci noonu man parce que man dëgg bi man amul lu may teree wax dëgg man insha allahu rabbi aw ma problème man toog te rek toog ci mbaar maag naanu kaay café tubaab laa yemale man sama live sama kër laay toog sama nekk macha allah teg sama live Facebook télé du ma ëpp audimat du ma ëpp ñu may xool du ma ëpp vue man soxlawu ma télé kon am ngeen problème parce que man kon gisuma lu may teree wax bu njëkk nag daan nañ mën a dogaale nit interdit ko fexe ba xeex ko ba du wax ba du kii ba du baax ba du nangam mais man bi may lakk drapeau bi sax sama live fi YouTube laa ko def Facebook sama chaîne laa ko def te wër na àdduna toog na Al Jazeera di ko seetaan kon man aw ma problème yooyu TFM oo Sen TV oo 7TV oo yooyu yëpp man munuñ maa teree wax ñoom ñëpp keroog bi ma ñëwee fi wax naa ko ki le 8 mars nee naa ko suba mën naa xëy classe Sénégal waaw man c'est-à-dire bu ma gisee lu ma loo xam dama koy wax non ñun ay kaana lañ moom ñun moom non non ay kaana ngeen pour l'instant bu fekkee kenn laalu ko ñun amuñu problème Mati dama wax Mati xam nga dama wax li pour Mati xam ne loolu du moom kese lay dal ñëpp lay dal sénégalais moo mel noonu léegi da ngay muñ quoi boo jëlee yoon am na yoon yoo xam boo ko jëlee il faut nga nangoo muñ il faut nga nangoom tànqamlu quoi Mati loolooy problème Mati mënul tànqamlu ma ko sister da ngay muñ nit ñi kenn mënu leen tere wax mais yow da ngay toll foo xam ba ci ñu lay menacer de mort. et après Karim li muy dund moo ko xam ne Mati sa boobu for na xaw ma nag ndax da ngay yàkkamteem déet parce que dama bëgg a dugalaat beneen laaj soo ma ko mayee su fekkee yàkkamti woo laataa ma lay jox aji dama bëggoon parce que yaa Karim appel yi ngeen def dama leen bëgg a boole benn laaj yéen ñaar parce que xam nga nit buy wootee nit ñi pour ñu yamale presse bi wala pour ñu jàppee presse bi yëpp ay journalistes respecté leen day fekk moom ndayu mbill gi mu respecté leen je parle des politiciens ah ñu bari je vais commencer ci ki njiitu muy le président de la République dafa am média wu boppam RTS mën nañoo wax naturellement wala du lu jaadu suy wax ñoom lay waxal wala yenn saa yi sax xeeb nañu buy def yenn déclaration yi day ñëw ba bitim réew foofu yéen ci ñoom Mati donc ko faa def ci ay RFI yu ni mel bu fekkee dañu ñëw ci opposition bi Khalifa Ababacar Sall depuis des années Pape Alé Niang rek lay waxal ni ngi noonu Ousmane Sonko su waxul ak Pape Alé Niang ci téléem boobu boppam jot na xaw ma lan fa lay waxee donc même dem sax toog conférence de presse journalistes yi di leen poser question duñ ko def déclaration de presse la ñuy def jóg dem bu bëggee wax dem choisir média wu boppam wala journaliste préféré boppam bi nga xam ne daanaka jàpp na ne lu ko neex rek la ñuy préparé wax ko fa moom lay waxal est-ce que ñooñu politiciens yu ni mel suñu gisee seeni nit di menacé mën nañoo def appel parce que ci ñoom la njëkkee nag bu ñu xoolee Macky Sall ak ñëpp laa wax waaw mais loolu aussi boo ko gisee bu fekkee ne gis nga ne politiciens yi di doxalee noonu c'est parce que aussi ci ñun la tamit parce que ñun aussi ñoo war a respecter suñu bopp ma jox la benn exemple ba ma ñibbee Sénégal 2014 maa ngi woon Sen TV doon def benn émission ma am benn politicien bu ñu ma booleel jeune politicien ndeysaan pour jàppale ko muy war a ñëw ci plateau bi ñu def émission ba pare muy dem génne benn 10 000 jox ma xool ko dama mujjee reetaan
ma ne ko lu tax ngay joxe lii mu ne ma non ma xam ne donc il a l'habitude de le faire. ma ne ko yow lii nii rek ci essence bu may demee aller retour rek du 10 000 francs ma ne ko man du may doxalee nii da nga am pour yow nga ñëw toog ñun suñu rôle la yow homme politique wala artiste ñun suñu rôle la ñu interviewer leen. artiste amul pour yow nga war a ñëw ñu war a teg sa cassette ngay fay politicien waroo ñëw ci débat ngay fay donc voilà mu leer ñun en tout cas old school loolu la ñu tàggatee. donc pour man ci ñun la en fait ñu ñoo war a respecter suñu bopp ñu ñoo war a xoolaat suñu bopp ñu ñoo war a am fulla suñu bopp donc aussi ñu xoolaat également bu ñuy taxawal ay organes de presse mu am comme ñun lu ñu daan def dañu daan encadrer c'est-à-dire que sa rédacteur en chef sa directeur boo nekkee stagiaire da lay encadrer man sama premier reportage ba ma doon dem Alassane Samba Diop dafa ma wax ni ma moo doon def émission benn interview ak Youssou Ndour mu ne bu ko ñaan autographe ma ne ko jamais parce que ñun ci école ba dañoo tàggat nañu muy artiste muy homme politique te bu nekkee star wala ñëpp xam ko yow yaa tax yow mii sa micro moo tax donc ñun kenn warul nekk star suñu kaw kenn warul fees suñu bët loolu dañ ko war a tàggat ci xale yi ci ndaw ñi ñu xam ñun ñooy ñan kon bu ko defee politiciens yi duñu am pour duñu proposer wala duñu sas yenn yi parce que ñu bëri tey gone yi moo tax tey sama live loolu la ma ne gone yi Sonko boys bi ma leen di ooyee année 2000 yi bu ngeen toog naan Macky dañ koo jënd parce que da ngeen a xamul seeni mag jàngaluñu leen ñun ci loolu lañ ñu tàggat donc ñu ñoo war a gën a gëmaat suñu bopp ñu ñoo war a aussi encadrer xale yi ci presse bi la ñu ñoo war a defaat suñu benn autocritique ñu xoolaat suñu bopp bul ñu rek wax politiciens yi am nañ seen part de responsabilité mais ñun la également parce que tey da nga ñëw fii Europe wala Amérique am na organes yoo xamante ne ñii ils sont proches de Donald Trump ñii ils sont proches de ceci wala de cela mais quand même y a un minimum il y a des journalistes de gauche il y a des journalistes de droite et ils assument mais il y a un minimum Sénégal mbir mi dafa ëpp dayoo. merci beaucoup Karim. waaw non man li ma wax mooy si question bi mooy dafa am ay journalistes yoo xam c'est des corrompus au fait te sama waa ji loolu xam ngeen ko am na journalistes yoo xam ne ñoom dañ leen di jox xaalis ñu liggéeyal Macky Sall di ko xalamal gëmm li xew ci askan bi yëpp. Karim loolu da nga ci am preuve. waaye doom bàyyi loolu dafa am. c'est ça aussi Karim. mais kon ok defal naa yow da nga am preuve ni waa Pastef ñooy saa ma di trop. mais Mathi li mu wax leer na dafa. man li mu wax la dégg nga yow gisoo ay journalistes yu tax Madiambal Diagne li muy def lan la Madiambal Diagne li muy def lan la preuve yu leer na léegi Madiambal Diagne Mathi elle est assez mature tamit pour lu jug di def ay accusations gratuites mais yow da nga taxaw ne dafa am journalistes yoo xam c'est des corrompus ndax yow am nga ci preuve. ok man je suis pas assez mature amul problème mais dama ne déglu baax na si Karim wax na non loolu nga wax mais indirectement nga ko wax non déglu ma waaw déglu ma expliqué dama ne la Madiambal Diagne yow mënu leen wax ba amul ay journalistes yoo xamante ni état bi lañ fi nekkal fekkee ay preuve nga bëgg yu palpable yu ñu loqati di ko expliquer mel ni ku nekk gendarmerie yaakaar naa dañuy perdre suñu temps mais xam nga ni am na journalistes yoo xam dañuy xëy suba ba ngoon jot di liggéeyal état bi xam nga ko loolu Madiambal Diagne li muy def nii lan la ñu gis ay biens yu dul jeex yi mu am fi ñi dofuñu xam nañ li xew am na journalistes yoo xam ni xam nañ ni ñii dañ fi nekkal état du Sénégal nekkal fi Macky Sall weddi leen ko nag tey. waaw léegi ñi fi nekkal opposition bi nag. non anyway. am na ñu fi nekkal opposition bi loolu mais moom laa lay wax nga xam nga tey moom laa lay mais question bi moom laa indi. yow ci li mu wax laa lay fekk si waat rek d'accord allez-y comprendre naa fi nga bëgg a wax man waxuma ne am na ñoo xam ñu fi nekkal opposition bi de. xëy na nekk na. man question am na ñoo xam ne opposition bi lañ fi nekkal. man loolu laa bëggoon laaj sax Mathi ak Karim. lan mooy ëllëgu journalistes yi nga xam ne actuellement ils sont contre le pouvoir di liggéey ak Ousmane Sonko parce que gis nañ ko ci mel ni Pape Alé Niang gis nañ ci keneen ak keneen ñoo xam ne actuellement dañoo xam ne carrément ni Pape Ousmane Sonko lañu lan mooy seen ëllëg après nag. bàyyi sama grand. non am na problème mooy non xam man sama problème lan la mooy man dafa am Sénégal ñaar ñoo fi nekk ñi nga xam dañ fi nekk pour le peuple ak ñoo xam dañ fi nekk pour le pouvoir. pouvoir bi daf fi nekk Macky Sall def na 20 ans ci pouvoir bi 20 ans dara ump ko Sénégal xam na lépp jaar fépp nekk fii di jàpp al réew mi di ko foowee sëriñ si tëj imaam yi ci kaso bi tas daara yi ibi fi ministère du góor jigéen def fi lu nekk loo xam ne lu cóol la loo xamante ni Sénégal yi ñu ngi ko dund di ko gis Sénégal nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ne da ngay rombal fii rek doo génnee Thiès da ngay fekk ay village yoo xam ne amuñu sax ay poste de santé bu baax sage-femme doyuñu seen i salaire doyu leen étudiants yi seen jotuñu seen jaam a gën a xam virtuel bi amuñu sax machine c'est jafe-jafe yi daal yoo xam ne kenn mu ko policiers yi doyuñu seen salaire doyu leen gendarme doyuñu seen salaire doyu leen seen Sénégal a ngi nii daal dara doxul Sénégal nga gis ko Macky Sall jënd oto bu jar 1 milliard di ko dawal c'est-à-dire yooyu laay wax quoi ñu gis ko léegi am journaliste bu def choix tey bu fekkee da nga ànd ak par exemple kan la àndal ñu ne Ousmane Sonko par exemple Ousmane Sonko lan la ko Sénégal dénk ban responsabilité la yor ban xaalis la yor mais même ma ñëw même ma yeggali rek même ma yeggali ma wax te Ousmane Sonko ban responsabilité la yor Sénégal lan nga ko dénk est-ce que mën nga tëkkale Ousmane Sonko Macky Sall ñu jox ko réew mi jox ko caisse noire 8 milliards jox ko palais jox ko gendarmerie
jox laax bi may lekk sax ñun ñoo koy fay ka koy togg ñoo koy fay mais après ñu teg ko ci condition yooyu dëkk bi nekk ci jafe-jafe yu mel ni léegi nit ñëw ñu taxaw dañuy ñëw anti système dañuy dindi rupture bi ak ñun ak président yi nga xam depuis 1960 dañoo fi nekk léegi am ay journalistes yoo xam ne man pour man dañ leen war a sax naw comme Pape Alé Niang dañ leen war a sax naw parce que dañoo ñëw ànd ak askan wi mënoon na topp Macky Sall comme ni gars yi di hectares yi ñuy maye bokkal ko xaalis bu dul jeex Pape Alé Niang yor ay 4x4 am ak yooyu ak ay këram defu ko de lan la am ci Ousmane Sonko donc kon mënu ma gëm Ousmane Sonko la àndal mais peuple bi la àndal il faut pas confondre les choses bu ñu jaxasee affaire yi opposition bi kan la. te Pape Alé Niang jamonoy président Abdoulaye Wade aussi loolu lañ doon wax naan dafa faral président Macky Sall te gis nañ position bi. parce que mooy la wax ni moom dafa nekk journaliste boo xam ni dafa à part entière journaliste boo xam il est toujours avec le peuple comme genre Sidy Lamine Niasse yooyu Pape Alé Niang image boobu lay wone mais mënu leen ko tëkkale ak ñi dem topp Macky Sall quoi c'est de l'insulte Macky Sall ñi ko topp ñëpp xam nañ ni ñu ko toppee Ousmane Sonko lu mu yor parti sax dañuy dajale di ko jox pour mu natt pour mën a dem élection kooku ànd ak moom koy Sénégal nga àndal non foog moom d'accord seen xalaat la rek seen xalaat man foofu laa taxaw ku nekk sa xalaat ku nekk sa xalaat man foofu laa taxaw moom góob na sax Pape Alé Niang Ousmane Sonko la àndal merci beaucoup merci ñu ngi noonu non li Bara wax rek laa wax quoi mais gis naa ni dañuy wax ni day tiré ci faveur Sonko à chaque fois maanaam bu wax di am dañuy gis ni moom peuple bi lay àndal parce que li nga xam ni moom mooy dal Sonko à chaque fois da ciy taxaw loolu la foofu la Bara di waxee mais aussi Karim bàyyi leen di wax ne président de la République dañ koo dénk ñeneen ñi ci des yoruñu daray askan wi par exemple yow Karim li nga yor lu cher la ci askan wi mooy que booy wax am na ñaar wa ñett ba ñeent ba juróom waree fa nu ñu toll ñu lay déglu espoir boobu noonu ak déglu boobu ñu lay déglu loolu moo gën a cher l'argent du contribuable te da ngeen koy fàtte Ousmane Sonko bu jénnee mbooloo mi koy topp yëpp loolu mu yor yaakaar boobu ñu am ci moom moo gën a cher caisse noire foofu téeméeri junni yoon te loolu da ngeen koy fàtte parce que faux pas yooyu parfois moom ngeen di wax ba yenn politiciens yi wala yenn nit ñi nga xam ne ba ci suñu woykat yi nga xam ne dañoo am tur jàpp ne ñoom li ñu am ñoo ko moomal seen bopp Sénégal joxu leen ko kenn joxu leen ko ñu def ëllëg ay erreurs yoo xamante ne nii dafay indi réew mi yëpp ci guuta xam nga ndax dégg nga fi may wax dégg naa ba mais Mohamed foofu bul def erreur bu fekkee ne da nga jàpp ni jëm Ousmane Sonko moo tax wala Karim mag làmminam bu rëy moo tax ñi ñu topp ko ndax nga sa bopp waaw loolu laa la wax moo gën a cher xaalis loolu ngeen yor ba nit ñi topp leen moo gën a cher xaalis lan lañ yor lan lañ yor noonu mooy am na benn moo dama jëlee moo bi nee naa espoir nit ñi benn espoir bu ñu am ci Karim ba muy wax ñu déglu ko Mati bu defee live junniy nit dem toog fa Ousmane Sonko bu woote ay junni nit toog ko voilà capacité d'influence boobu espoir boobu noonu loolu moo gën a cher moo tax ma bëgg ngeen bàyyi waxu diw dénkuñu ko dara li ñu leen dénk espoir moo gën a cher ki nga xam ne alal dong lañ ko dénk espoir lan la ça espoir yi espéré woon nañ ko ci ay ñu bari ñoo xam ne après ñëw nañ ñu ànd nañ ci pouvoir bi après kenn gisul dara ñi bàyyi leen fa c'est que lan moo tax tey bu Ousmane Sonko génne ñi topp ko da nga ne espoir la espoir boobu lan moo ko indi lan moo tax ñu am yaakaar boobu noonu si moom tey man su may wax lu tax ñi gëm ni Karim mii nii dafa dëgg lay wax quoi li muy wax dëgg la si moom dafa am loolu noonu affaire boobu bu sew boobu noonu lijjanti ko jox interview ak man bàyyi ma dem jëli réaction Mati parce que bu ma la toppee dañuy gën a dugg ci waxtaan yaay bañ de parce que damay bañ parce que sa laaj bi ngay laaj ni bu ma ko tontoo dañuy mujj nag delluwaat ci alxuraan sa ñëw ci biir waxtaan bi parce que yàlla moo ñaale nit ñi moo laale nit ñi espoir fu ñu mënti toll dinañ am espoir ci mbir wala am espoir suñu ëllëg wala am espoir ci nit yàlla moo ñu bindaale loolu Mati sa réaction par rapport ak li nga fi déggaat yëpp ak li nga xamante ne nii moom mooy nag espoir ndaw ñi ci ñii nga xamante ni chaque fois ak yow moomu yéenay occupé li nga xam ne moom mooy seen média réseaux sociaux yi voilà donc seen échange yow ak Karim foofu laay ñëw d'abord li may wax ni man Pape Alé Niang ba ñu nekkee reporter vraiment mu nekk Sud ma nekk Walf dara ma suta ñaaw wax dëgg neex yàlla ba ñu fekkante 2STV bi kon li may wax ni concerné wul sax Pape Alé Niang organe de presse aussi bokkul ak journalistes yi par exemple li ma war a wax nii organe de presse y a des patrons de presse ak yu demee noonu am na journalistes yi nga xam ne comme lu Karim nitu dëggu wax ne Ousmane Sonko amul xaalis mais fii nii yow Karim da nga xamul lu xew ci diaspora bi de ñun diaspora bi dañ ko nekk di ko liggéey depuis 2016 dafa am ay nit yu Ousmane Sonko yoo xamante ne dañoo xër ci Ousmane Sonko nekk ay cadre fii yor loolu ak loolu ñi ngi financé ay journalistes pour ñuy kaasal Ousmane Sonko pour ñu liggéey Ousmane Sonko yow loolu yëgu leen ko dama ni am na ay journalistes yoo xamante ne nii dafa am ñoo xam ne ñoo ngi. léegi doo laaj ma di question boobu yow. yor xaalis xoolal di financé ay nit foofu ca Sénégal. ma di continuer Karim mooy déconné ci plateau bi. continuer lu Karim wax Karim loo wax nee na ab sa rakk ji journaliste bii la jàpp di tàggale nee na lu tax yow boo waxee du la laaj preuve yi te moom bu waxee mu laaj ko preuve yi moom la yàpp mais continuer bu ko faale waa léegi pour preuve yi déjà bu mu waxee ni ndax Pastef la wala du Pastef man mii koy dund ci menaces yi ay nit boo xam ne da nga taxaw nga wax man déjà police ba may dem police sama plainte dama dugal ay vidéo fu ñu may menacé def minutage bi
menace ak ñi nga xamante ne nii dañoo amuñu faux compte nit ñi ma xam la depuis ci ay groupe WhatsApp ay groupe Facebook depuis 2017 ma xam leen seeni tur ak fa ñu dëkk ñu tracé leen man du ma waxantu du affaire de mature wala immature du ma waxantu benn ñaareel bi bu leen fàtte ni ñu bari tey ji ñu ànd ak Ousmane Sonko wax naa ko ci njëlbeen nga ba ñuy dugg ci politique avant ñu dugg ci politique dañ naan dugg sama plateforme duggante ak man ci diaspora bi dama leen xam bu baax a baax a baax am na ñoo xam ne xam naa ñan ñoo leen di financé loolu man xam naa li may wax ñi nekk fii ci diaspora bi donc loolu dafa leer bàyyi leen affaire de Ousmane Sonko amul xaalis lii ak lii dafa am lu nekk ci diaspora bi mu jaral leen ko waaw keñ merci beaucoup Maty Bara da nga bëgg laaj. non man répondre na sama question parce que sànq jéemoon naa laal mais Diallo nee na bàyyil sama grand. mais merci beaucoup man li may laaj li may wax mooy na gars yi bàyyi sama sisa bi quoi nañ bàyyi jàmbur quoi. waaw mais Oustaz Maty nañ bàyyi Maty ci jàmmam quoi nañ bàyyi jàmbur quoi. nañ ko bàyyi non li ma war a wax yow waroo ma ko wax. gis nga Maty mu ngi menacé journaliste yi en direct donc ñëpp di ko gis moom en direct gis nga leen nii lañ mel mais dama lay passe Oustaz Abdoulo parce que bëggoon naa moom nag ci wàllu diine bu ñu demee nag taskatu xabaar yi ban place dañ ci war a am benn ñaareel bi mooy tey jii nii ay menaces de mort ci diggante ay jaamu yàlla déjà mais entre jullit ak jullit réew moo xam ne nee nañ jullit yi ñoo ci ëpp. waaw avant tout damay naan Maty asalaamaaleykum maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko ndokkeel di rafetlu ay kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko léegi di wane ni jigéen ko am jom la waaye ku jàmbaar la waaye tamit ku dëgër la. ndax boo xoolee ay waxam da ngay dégg ne kii wax dëgg yàlla li muy def bëgg na ko waaye tamit bokk na ci ak gëm-gëm def na ko ak gëm-gëm waaye dañoo nekk ci réew moo xamante ni Sénégal dafa nekk réew moo xam ne mu naqaree waxee la réew moo xam ne comme na ko Abdou Karim waxee dafay naqaree waxee dëgg boo fi waxee dëgg sax ñu noonoo la maam xataa yow booy jàngale diine sax am na nooy waxee sax yow carrément ñu noonoo la sàkkantuma koo xam ne boo nekk ci wàllu média te yàlla wax na ne in jaakum faasiqun bi naba'in rek fatabayyanu maam bu fekkee dañ laa indil benn xibaar goo xamante ne la ko jox bala nga ko génne na nga ko saytu xool vérifier ko bu baax a baax ba xam ni ngay génne lan la te nag du am dëgg sax du dëgg yëpp sax la ñuy wax yéen sallallahu alayhi wasallam wala kullu siddiqin yu xaalu du dëgg yëpp la ñuy wax du dëgg am na dëgg yoo xam ne boo ko génnee teg ko ci penc bi rek penc bi mën naa tas bu fekkee ne boo ko génnee nag penc bi mën naa tas mooy nga denc ko moo gën gën naa nga muutaale ko nga téye ko beneen moo gën kon fa tabarakallahu mais nag bu ci demee ba ay menaces si am men yow fa yàlla waroon toogee yaa fa toogee ah loolu nag doy na waar ba kenn ba koy yàlla sàkk yow yëgoo ko mindi ko ci àdduna di ko traité ba mu toll fu mu war a toll ba mu war a mën a xam bay joxe information nga xëy ñoo ne ko bëgg a faagal yaa ngi ci erreur yéen sallallahu alayhi wasallam dafa ne ku ñuy tëkku muy tiit ak ki ngay tëkku kan moo ci gën a yeb yàlla kon dama lay gën a encouragé mooy nga gëm yàlla xamal ne yàlla ci boobu moo yor sa bakken ka lay tëkku yorul bakkenam yorul sa bakken ndax xëy na mën naa ñëw dal attaqué yàlla jël bakkenam billaahi da nga gëm yàlla ni carrément li nga nekk yow boo toogee ci dëgg rek bu ragal dara alxaqu laa yaxfa alayhi shay'un dëgg bu ci ragal dara toog ci rek boo ci toogee yàlla lay jàppale li gën a bon mooy nga nekk ci benn mbir moo xamante ne ngay wax li ngay wax wóoru la mais war ngaa mën a tiit sax bu la gën a tëkku war ngaa tëkku sa bopp ndax xam nga ki nga war a daje kon nag dañu cee encouragé bu baax a baax a baax di la wax ne carrément nga gën a góorgóorlu fa nga nekk nga téye ko bu baax gëm ne yàlla mu ngi ànd ak yow inna allaha ma'a sadiqin te inna allaha ma'a sabirin yàlla mi ngi ànd ak woy muñ mi ngi ànd ak woy dëgguñi te man wax dëgg yàlla sa kàddu bu ma déggee ni ngay jokkalante ak sànq ba tey ak suñu mbokk journaliste yi fa tabarakallah wan na ma sa kàddu gu dëggu la yal na la yàlla gën a taxaw gën laa jàppale gën laa suturaal ba nga yegg insha allahu jërëjëf amin kontaan naa jërëjëf dama lay paas nag enfin Adji Samb mi nga xam ne moom rubrique au bout du fil